au front yëpp xam ne nous sommes fiers de vous waaw nous sommes fiers de vous et le combat continue comme ni ma leen ko waxee sama lay passé rek gàmmu gi rek la ñuy xaar mu jàll déclencher révolution bi dara dootu ko téye dara dootu ko téye te révolution boobu nag caabi bi moom xam nañ ki ko yor dina dugg ci réew mi du yàgg dara incha allahu taala mais Macky Sall boo recruté woon 10 150 xaw ma ñaata nervi tu peux pas arrêter la mer avec tes bras Macky Sall da nga ci tuuti li nga def démb nag da nga démontrer que ni lâche fi lâche yem yow fa nga tàmbalee di lâche recruter ay nervi ñoo xamante ne yoruñu paaka yoruñu jaasi xëy na farine lañ yor mais farine boobu noonu say sécurité mën nañ ko repousser Macky Sall mais dem jël lu tolloog 50 nervi fay leen uniquement ne jox leen ordre ne leen duma leen ñu jàpp ay bopp nit di toj maam seen nga xam ni jigéen la ñu wër ko juróomi ponkool wër ko di ko dóor su ma fa fekkoon rek toj naa seen cottu nday yéen ñëpp ay doomu xaraam ngeen du ngeen nitu dara maa ngi jégalu mais yenn yi da nga koy gis sa xol dafay jeex c'est inadmissible que le président de la République du Sénégal aille jusqu'en France pour recruter des nervis pour mater ses concitoyens loolu du dëgg du yoon Macky Sall tegu ko fenn la ko tegul te bu jàppee ni loolu noonu dafay décourager loo nit ñi mu ngi nax boppam tey la ñuy gën a wax tey la ñuy gën a dal sa kaw Macky Sall tey lañ lay gën a traquer non mais c'est inadmissible quoi soo liggéeyoon lii yëpp du la ci fekk yaa ngi jël suñu réew jébbal lépp tubaab yi famine bekkoor li ñuy wax bekkoor ak ndóol say mbokk laa wax nag sañ fa ñu dëkk Matam Goudiri foofu yëpp plus de 350 000 familles sont menacées de famine lijjanti woo loolu ngay dem ci tubaab yi di fen di duul rek que personne ne se décourage billahi wallahi taalaahi bu dee bakkan ki rot rek Macky Sall bëgg bakkan dina rot mais duñ ko bàyyi mu li mu bëgg dafa yomb liggéeyoo suñu réew fal leen ma mën liggéey forcé wuñu la yow yaa ñëw laaj suñu réew ñu fal la démocratiquement liggéeyoo ba pare nga ni déedéet doo dem foo ko teg Macky Sall yow laay waxal di nga dem ci nii mbaa ci nee billahi wallahi waaw yàgg naa la koo wax nag di nga dem ci carte yi mbaa nga dem ci mbedd bi yow yaay choisir comme ni ko gars yi waxee yow yaay choisir yow nag Macky Sall yow yaay choisir nooy demee parce que boo nga ñëw ci carte yi nag mooy yërmande ci yow billahi wallahi yërmande ci yow li ëpp yërmande ci yow carte yi nga bëgg a lëbëjee élection yi nga xam ne da nga koo bëgg a sàcc Macky Sall jaarale ko ci yoon mooy yërmande ci yow un homme averti en vaut deux kooku na la leer duñu la mës a seetaan Sénégal kenn bëggatu la nga jàpp Khalifa Sall tëj jël Karim Wade tëj jël ay doomu xaram yamal leen ci Sonko ne leen yàq leen deram jël ay mbaam yabal ci Idriss Seck ne yàq leen deram Macky Sall loolu day yomb trop la majorité les vrais sénégalais ñi nga xam ne seen maam dañoo bañoon démb ñoo taxawaat tey ne dañuy bañ te dinañ bañ Macky Sall ñi seen maam bañoon démb ñooy taxawaat tey jàkkaarloog yow ne la bañ nañu kenn duñu noot ñaari yoon ni ñu noote woon suñuy maam yow nga bëgg ñu delluwaat ci loolu barke Serigne Touba ñun Serigne Touba daf ñoo goreel Macky Sall ñun Serigne Touba daf ñoo goreel laa wax indépendance am nañ ko bu yàgg léegi nag yow 5 ans yi ñu digge woon mataloo ko fraude nga nekk président pour 7 ans d'accord 7 ans yi ñaari weer la ci dese xaw ma ñetti weer moo la dese du dëgg ñetti weer yooyu noonu jéggalul sa borom parce que di nga dem par force Macky Sall doomu aadama buy dund ci kaw suuf ku la ne
da ngay nekkaat président de la république après 2019 rek da ngay day fen wallahi azim te fu wóor laa ko teg nag ndax xam naa ni man ak samay morom déterminé boo xamante ni dara laa wax duñu taxat de reculer waaw bañ ba dee dafa mel ni man gisuma bouton bi pour dugal naa allumé naa kii bi bu la neexee mën nga def demande mon frère Ousmane na sénégalais xam ni Macky Sall lii mu bëgg a def dafa leer naññ jël na Aly Ngouille Ndiaye def ko ministre de l'intérieur pour mu defal ko une sale besogne jël na ay mbokkam ci xeet nommé leen ay généraux ñii ay colonel ñii ay capitaine ñëpp mu promouvoir leen def leen ay généraux moom Macky Sall moo def loolu uniquement pour lan suba waaw bañ ba dee aucune réponse la ma bindal boo mënee essayé waat aucune réponse de la part de l'invité soo mënee ajouté waat waaw ay doomu xamante ni tekku dara bëgg jël suñu réew bëgg ñëw accaparer bëgg ñëw recoloniser ñoo bañ Babacar Sall fierté nga grand barki Serigne Touba grand Babacar Sall bu franc maam seen Khalifa Ababacar Diop amoo leen morom ñu ngi lay siyaar Seydina Ousmane. maa ngi lay siyaar baax maa ngi jégalu baax dafa am loo wax loo xam ne yëguma woon quoi da nga ne maam seen dafa am ñu ko wër ay juróomi góor te man dama laa sànq yëguma ko damay wax may ma wax nag ma may ma wax you know dinaa toj Macky Sall dinaa toj sa cottu ndey maam seen xoolal suñu jigéen la kenn du toj cottu ndey ma laal suñu jigéen temps maa ngi rafetal sànq live naa waxuma dara lu ñaaw ci gouvernement bi mais mu lii maa ngi koy doog a dégg maam seen damay wax ñëpp nañ ko dégg ku laal maam seen foo munti bokk naa ubbi sa dëjjaw ndey yéen seen dëjjaw ndey su ma ñëwoon France ni ma toj seen cott ndey yéen ñëpp seen dëjjaw ndey maam seen Viviane Safi ku leen laal wala dafa jot naa ubbi sa cottu ndey képp ku bëgg Assane Diouf ko laal naa Dakar sa ndey man la Ousmane Sow bañ ba dee Norvège ak Babacar Sall xalal Babacar ñëpp laa ci yemale maa ngi Norvège yor ngeen sama adresse kat ngeen ko ndeyam def ci Facebook def ngeen ko ci Messenger def ngeen ko ndeyam ci YouTube seen tuunu ndey maam seen ku ko laal naa ubbi sa lëfal ndey bu ma ko yoonaa tu ma négocier sama live suba dinaa live dama ne damay bàyyi 15 jours dinaa kat seen ndey yéen ñëpp waa APR dinaa ubbi seen dëjjaw ndey xool leen ndey sama kanam Norvège laa nekk ñoo leen ma toxaan seen ndey te maa ngi ñëw France maam seen ku ko laal ma toj sa cottu ndey Viviane Safi ku ko laal ma toj sa cottu ndey képp ku ànd ak Assane Diouf dinaa Dakar sa ndey boo laalee waa kër Assane Diouf dinaa toj sa job bu ndey. ay lâche lañu. di vous êtes des fils de pute de doomeram tekku leen cottu ndeyam nekk France di bandi 50 personnes ay gros bras y a la loi en France vice consul bu Mantes-la-Jolie nag xam nañ ko mooy organiser yooyu moom mooy vice consul bu Mantes-la-Jolie daaf la tudd waaw daaf moom dinañ ko live spécial moom mooy recruter. amul fi amul live am nga pour ñuy dal ndey moo fi am man duma live katta ndeyam damay dem France su ma xamee seen kër naa Dakar seen ndey kaso rek lañ may yóbbu duñ ma yóbbu ndey fen affaire amul ragal fii Europe la Baye Fall fii du Rëbës kaso ngay dem dañ lay teg ci yoon dinaa toj seen cottu ndey ak ku ànd ak yéen maam seen ku ko laal dinaa doxaan sa ndey jël di haut et fort waa dafa jot ñu jàppale Assane Diouf képp ku jàppale Assane ngay jigéen muy Viviane Safi xoolal ba mu toll ci Françoise Hélène Gaye Macky Sall yow laay waxal barki Serigne Fallou temps yi damay négocier di naay sal ñu bàyyi Assane mais comme man yëgumoon lii maam seen ngeen laal dinaa toj seen cottu ndey yéen nervi yi xoolal tooy leen ne ñay man may dinaa ruux seen dëjjaw ndey man maa leen ko wax katt leen seen ndey maa ngi Norvège yor naa adresse yor naa fi ma dëkk ma katt ko ndeyam def ko ci YouTube te sama adresse mu ngi YouTube dinaa toj seen job bu ndey man maa leen ko wax fu ma leen fekk naa doxaan seen ndey man nga baal ma nag bugguma yàq ndey sa laay parce que lii man yëguma ko maam seen dañ ko laal dinaa non man sànq laa ko yëg man sànq laa ko yëg laa seetaan benn vidéo dañ ko dóor ba mu xam xam nga wër Babacar Sall xam nga
Aboubacar Benjeloun ay yat lañ jël di ko dóor ci bopp bi moom tam ba benn am problème hôpital lañ leen yóbbu benn ne du dem hôpital. Khalifa mais Ababacar Diop ana opposition bi France ana opposition fan la ñu nekkoon. Galsen fan la ñu nekkoon kenn génnul man jot naa Mame Sène sànq wootante nañ benn opposant woowu ko nee na Karim Wade dong moo yëkkati téléphone am woo ko Karim Wade de yëkkati na téléphone am laajte ñoom ci lan la ñu nekk massawul leen ñu ngi jaajëfal Karim Wade ci loolu mu def. nel wan loof Karim Wade kon ana Sonko ana Idrissa Seck ana opposition bi kon Karim Wade cottu nday du ma rëccu lu ma koy faral man maa kattalëfal ndayam Mame Sène j'avertis billahi je vous menace à tout le monde ku laal Mame Sène cottu nday maa ngi Paris dinaa ubbi sa dëjëw nday yi yéen du ngeen ay góor yàlla man yéen yat ngeen jël barre de fer laay joxaan seen nday barre de fer laay toj seen topp nday yéen duñu nitu dara nekkal ci jàmm bro kontaan naa dégg baal ma quoi yàq naa sa live non ñoo far jaajëf waaw kooku man jeex tàkk ci Assane Diouf ñu ngi koy jaajëfal xol lay waxee xam nga mais yii nii moom doo ko dégg mukk ba pare xam nga di am loolu la neex quoi franchement c'est honteux c'est inadmissible ñun de ñu ngi condamné fermement li nga xamante ne mooy barbare bi Macky Sall def ñun waa dafa jot ñu ngi koy condamné voilà sans regret nag te bis bu ñu dajeeg ay xawma nervi bi xawma lu ñu mën a doon dinañ jëflanteeg ñoom voilà ñu ngi lay siyaar secrétaire général jaajëf Galsen dafa jot jaajëf ñu ngi lay ziar bro yaa tey ngi gis ne li xew démb moo tax ma improviser benn live parce que man da ngay waaru daal sànq laa saan vidéo bi en détail di door a comprendre li xew démb réellement quoi que ni ñii dañu bëggoon rey gars yi nekk Paris. merci beaucoup Galsen moi je pense que dañ bu ñuy wax tey yow da nga maa jiitu sax ci sama lanc wala da ngaa sàqami sama lanc parce que yàlla xam na ni billahi wallahi taalaay depuis ci suba man live laa doon xalaate lu may def mais sama téléphone amoon problème depuis ci suba parce que man gis naa image yi woo naa Mame Sène jéem naa jot Babacar jotuma ko envoyé naa ko message mais li am Sénégal tey da ngay gis que ni non banditisme d'état la parce que Macky Sall mënuñu gis nga Sénégalais xamuñu qui est Macky Sall on le connaît pas wallahi xam nga keroog am na be ku ñu dóor damay fàtte nu mu tudd xaw ma nan Diop maa ngi koy expliquer ni leen lii Macky Sall moo ko orchestré c'est lui qui a orchestré tout ça mais on ne il faut que Sénégalais yi xam ni voilà non Galsen lii dañ ciy jàng lu bëri dañ ciy jàng lu bëri xam nga luñ ciy jàng mooy non moom il est prêt à tout même à tuer des gens parce que boo jàppee jigéen ku mel ni Mame Sène maa ngi ko jot léegi mu ni ñeenti góor ñoo ko wóoroon. non mais c'est grave. ay góor mais c'est grave. ñemewuñu c'est grave et puis nee na dañ ko doon bëgg a jël di ko diri pour yóbbu ko. oui et puis ils étaient armés ah. ils étaient armés. yor ay paaka. ils étaient armés. xoolal bro Sénégal man li may wax keroog am na ku ma ko wax ba pare mu génne di ma woo naan ma non li ngay wax naan waajal leen seen bopp. mais na nit ñi waajal seen bopp parce que man li Barthélémy Diaz di wax laa gëm képp ku ndara jël sama bakkan ma jël sa bakkan. waaw mais loolu la yàlla wax. képp ku ndara jël sama parce que on peut pas être dans un état ñuy légitimer ay ñoom ñuy am ay nervi di jàpp nit ñi di leen dóor di am armé wu. xoolal benn vidéo Macky Sall ay nit ñu yor paaka ñoo ci nekk. Mame Mbaye Niang bi mu demee daaw moog Youssou Ndour ñu dem Grand Yoff ñëpp gis nañu ñu yor ay armes. donc ñoom tey dañoo ndara installer le Sénégal dans un climat de confiance pour foqati élection yi mais barke Serigne Babacar lépp lu mu leen jaral dinañu ko jaral. merci beaucoup wax ji yëpp loolu la nag. lépp lu mu leen jaral nañu ko jaral gis nga lii dafay wane ni man tey damaa gën a naw waa France yi. parce que simplement man tey sama yaram day daw ñoom taxawaay bi ñu taxaw ñun waroon nañoo def chaque week-end wala chaque vendredi ñu assiéger les préfectures parce que mënuñu nekk ci dëkk bu ñu leen jox suñu carte d'identité. vraiment wax dëgg yàlla. 1 million de personnes yu jotul seen carte d'identité ñu mën dara dem élection nii bro boo paree nii dinaa la envoyer benn fichier boo xam ne di nga ko génne nga gis nit ñi niñ doon voté élection yi passé moo jox la benn document boo xam ne niñ doon voté climat boobu la ci dara dem Macky Sall sàcc tey élection yi ñu bàyyi ko nii. man je suis témoin laa wax te dinaa def témoignage ci loolu billahi wallahi fii ma ne et puis vote amu fi
vote ma wax la ñu jël leneen wax di jël fichier électoral bi ñuy wax dañ koo publier tey di ko je vous donne une information l'opposition via Abdoul Mbaye dañoo bindoon benn requête benn pétition di ko jéem a signer pour yóbbu ko dans les organismes internationaux ñuy njëkkante def benn site en ligne boo xam ni ñëpp xam nañ ni dañuy recueillir les données personnelles sàcc ak wuruj moo tax mais ne Sénégalais yi yeewu il faut que ñu yeewu xam ni on a affaire à un bandit. ah ñun de ñu ngi def suñu liggéey mais doomu xaraam yi yàqkat yi dem leen liggéey lañ lay wax dem leen liggéey te bàyyi li ngeen di def waaw. mais xam nga loolu moo gën a naqari Sénégal gis nga même sa propre famille même sa propre famille même sa propre famille ngay sentir que y a des lâches. non des lâches ils ne comprennent il faut que les gens sachent que actuellement fi ñu jëm ak Macky Sall nii mooy dafa nar a foqati suñuy vote ñu toog di ko seetaan l'opposition est divisée kii di xëcc fii kii di xëcc fii l'heure actuellement du lenn lu dul def la pression l'heure du lenn lu dul rapport de force gis nga man yi ñuy wax ay parrainage ay leneen gëw ma ko xam nga lu ma gëm mooy opposition bi ñu réunir commencer di assiéger les préfectures pour que par force ñu jox ñu suñuy carte d'identité mais mën nañu nekk dëkk bi ngay voter sans carte d'identité je te donne un exemple patent le préfet de Tivaouane vote yi passé dafa bàyyi ba guddi mu woowaa affaire yi ñu def ay car ci guddi gi mu leen di jox ay récépissé mais on peut être dans ce pays te nul ne peut pas parler. mais déglul Karim Sy nee na bonsoir Aline Badara actuellement les voitures de pompage sont à Tivaouane mais amuñu carburant moo tax oto yi mënuñu def seen liggéey tu te rends compte carburant moo tax voiture de pompage Tivaouane actuellement bi fi Ablaye Wade nekkee heure bi boo doon ñëw di nga gis les routes secondaires ñi ngi leen di defar commencé defar mais va à Tivaouane dara amu fa et on nous tympanise naan lu mu fa def il a mis un bâtiment boo xam ne hôtel lañ ko def Macky Sall bu fa ñëwee fa lay dal man gisuma ci sama bopp les jeunes qui sont à Tivaouane et dans ces foyers religieux amuñu liggéey Tivaouane c'est la ville la plus délaissée laa lay wax ni Macky Sall combien xoolal les ressources naturelles qui sont à Tivaouane Tivaouane est le sol la plus riche Tivaouane am na phosphate am na zircon mais le taux de chômage ba dem fa jeunes yëpp Jakarta la ñuy dawal on nous tympanise ak benn bâtiment bu mu fa def mais il faut que nit ñi yeewu. non mais ba pare ñuy ñëw booy def analyse xam nga ñun suñu premier problème mooy lan premier obstacle mooy naafiq mais en plus de naafiq gi mais mooy am carence totale de patriotisme maanaam dañoo manqué ay patriotes parce que tamit combat bi ñuy mën ku doon patriote dëgg-dëgg mooy mën a xam ni ñii li ñuy defuñ ko pour ma Samba wur wala pour ma Demba man je ne combat pas pour Idrissa Seck bro les Sénégalais sont des lâches xam nga kii wax na ko nu mu tudd kilifa wax na ko ñu koy xarab mais c'est la triste réalité mais les gens sont des lâches parce que tey mënuma gëm même ce sont des jeunes ñu tolloog yow di la woo naan la gis nañ la ci combat bi moytul Macky Sall ce sont des gens qui te le disent Sénégalais yi ngay xeexal da ngay ñëw même voilà jaruñu ko dañ lay wax naan la jaruñu ko moytul Macky Sall on te le dit da nga am famille da nga am lenn mais nous on a fait le don de soi de notre patrie gis nga nit dëkk boo ci dëkkee man gëwuma Mamadou Diop gënuma Bassirou Faye gënuma Fallou Sène gënuma leen parce que ñooñu nday ak baay lañ fi am mais dañoo jihaat ndax seen dëkk li ñuy def de jihaat la na ko ñëpp xam waaw donc tey buñ fi toogee nit ñi di ñëw di toog ñu jàpp ay nit Macky Sall jël ay nervi yóbbu leen France jàpp ay Sénégalais dóor leen toroxal leen les gens ne sont même pas capables d'être solidaires mais c'est honteux vraiment c'est honteux di wax ni patriotes yooyu ñooñu ñi ñu laal dañoo bokk ci dafa jot ñi ñu laal dañoo bokk ci dafa jot dañu laal mi ngi mel ni man la ñu laal franchement je suis tellement heurté parce que ñooñu dañoo bëgg Sénégal mënoon nañoo toog seen teranga ma nga fa mais il faut que le peuple se réveille Macky Sall sàcc élection yi la nar a def gis nga je te donne un exemple Thiès bi nga xam ne dañ fay xeex Idrissa Seck ils ont ajouté 110 000 électeurs loolu mooy transfert d'électeurs yi au moment où Dakar réduction de 50 000 électeurs tu te rends compte Matam ils ont augmenté plus de 80 000 électeurs mais nit ñi nañu yeewu xam ni ñun bu ñu demee élection waxuma la au soir heure bii je te le jure barke Serigne Babacar heure bii dinañ ko jox 57%. billahi wallahi taalaay. ay bakkan de rey mooy wadd rek parce que tamit
mais bro bro gis nga résultat yi bu génnee maa la wax ni bu génnee ci urne yi je te comprends du mujj fenn parce que day def état d'urgence lay wax yëkkati ko comme Gabon la fa xew Mali moo fi xewaat les gens ne vont pas sortir le combat c'est avant le combat c'est avant il faut faire une pression exactement loolu moo ci am il faut que avant nit ñi mu jaral leen seen bakkan parce que Serigne Babacar man jaral na ma ko te képp kuy patriote koo xam ne Sénégal jaral na la ko Macky Sall warul ñu doon toog fii muy ñëw di sàcc suñu élection pourquoi lu tax et puis on voit venir mi ngi ñëw xoolal yëfu laas yi muy wax naan Karim Wade dama koy amnistier ak Khalifa Sall on sait qu'il est derrière tout ça il dégage on n'a pas besoin de son amnistie on n'a pas besoin de loolu moom actuellement na génn ci na fi génn c'est le seul bro franchement di la jaajëfal waaw jaajëf di la jaajëfal di wax ni di permettre ñeneen ñëpp dugg wasalaam merci beaucoup jaajëf sa intervention am na solo di xamal ni surtout Salmon li muy laaj sànq ba tey Mame Sène ak Babacar Sall yeneen patriotes yi nekk France ñëpp mooy front pour le départ de Macky dañu doon manifester démb parce que Macky Sall dafa ñëwoon di marsitaatu Macron encore une nouvelle fois mais cette fois dañuy leen tendre embuscade recruter ay nervis yu bari te bëri doole yu bari nag laa wax ay nervis yu bari et puis avec la complicité de la police française ñu ngi taxaw di seetaan ñuy duma ay sénégalais te réagiruñu man c'est ce qui m'a le plus choqué dans tout ça quand on parle de liberté égalité fraternité c'est des mensonges voilà ñuy seetaan ñu tëral Mame Sène di ko dóor police française croiser les bras au contraire dañu jël ay gaz lacrymogène sax di jàppale nervi yi loolu la Macky Sall def surtout Salmon moo tax ma mer dugg live waaw moo tax sànq suñu frère Ousmane Norvège dugg na def intervention bu am solo maam Alioune Badara Mbour dugg donc lii dafa doon loo xamante ni c'est une question de vie ou de mort na ko sénégalais yi xam man honnêtement laay wax sama aqulaay temps la fii ak 30 ans soxlawuma Sénégal dara billahi wallahi azim sama yaay nga fa sama papa nga fa ñu ngi déggante WhatsApp ñu ngi déggante par téléphone normal loolu laa bëgg nit ñi xam 30 ans laa wax nag bu ngeen jàppee ni dañuy wax nii parce que lan nangam intérêt suñu xolal ñun Sénégal la ñuy xeexal 30 ans mën naa ko fee def sans bouger 30 ans laa wax mën naa ko fee def wala lu ko ëpp sama lépp ngi fii mais nit ñi dañuy wax dem leen liggéeyi li ngeen di xeexal jaruñu ko bañ a jar ñun suñu maam bi dañoo taxoon bañ démb de man xoolal dama leen di wax benn affaire man ak keneen ñun ñi taxaw ñi bañ ñëpp ñun deretu ña taaloon seen bopp ndeer ña deewoon ca ndeer deretu ñooñu ñooy daw suñu yaram laa wax ña bañoon démb ñooy bañaat tey ña nangu woon démb nag ñoo nekkaat di nangu tey képp ko ànd ak Macky Sall nga bokk ak man benn deret laa wax nga bokk ak man benn voilà merci beaucoup Saër Ba mu ngi ma koy rappelé il y a de cela 2 semaines Madiaye Diop même chose la subir même chose la fële ca Toulouse ñu dóor ko moom ak jaaji xaw ma jiji ñu dóor leen dóor yoo xamante ne ay ponkal tu te rends compte ñun foofu lañ toll gis nga seen dëjjaw ndey recruter leen Bombardier recruter leen Yaxya Diop Yékini dama bëgg gars yi xam ni dee benn yoon la te ki nit ki xoolal sooy dee da ngay dee ci dëgg te da koy jar te lii nii nag jar na dee Ablaye Wade bépp sénégalais bu ko doon xalab démb di ko sànni xeer di yàq deram di wax lu dul dëgg ci moom war nga sukk tey jéggalu ko Ablaye Wade dañ ko sax forcé en 2000 ne ko kaay nekk président mu xamal leen ni Ablaye Wade xam na ni mbooloo bi koy topp xam na niñ toll mais def déclaration je ne rentrerai pas au palais
en marchant sur des cadavres mais tey Macky Sall waxu ko mais mu ngi koy jëfee coûte que coûte vaille que vaille je vais avoir mon second mandat même si je dois marcher sur des cadavres loolu la Macky Sall di jëfee na leen leer ni Macky Sall pare na pour rey. affaire bi mooy ne. ñun Europe lañ nekk ñun kenn duñ nax affaire bi mooy. waaw. européens ñoo leen indi foofu européens ñoo tax Macky Sall def lii muy def ñun kenn duñu nax dox ñu gi ñu jàpp ñu Mali boobu ñu nekk Mali dara xewu fa Mali boobu français yi dugg foofu dara xewu fa essence bu nekk Sénégal moo tax ñu tugg fa ñoom ak allemand yi waaw ñu dox ñu gi ñu jàpp ñu waaw affaire bi mooy allemand yi ak français ñoo ko def parce que Macky Sall lii muy def war ko def ñun démocrate nañ démocrate Sénégal démocrate ne Macky Sall li muy def war ko def affaire bi mooy français allemand yi ñoo ko def ñoo sant Macky Sall lii ñu def yeewu leen Sénégal yeewu leen ngeen nekk nit ñun Europe lañ nekk ñu ngi gis fii ñu ngi gis yeneen dëkk yi nu mu demee suñu dëkk ñoo ci topp dama leen ko rek Sénégal moo ci topp yeewu leen ngeen nekk nit ngeen jug ngeen Dakar nday Macky Sall mu gën dëkk bi Macky Sall xeex foofu su koy defee man foofu laay ñëw foofu laay déwee barki Serigne Touba loolu su ko defee Macky Sall ñun foofu lay ñëw Sénégal ñun foofu la ñuy deewee Macky Sall mooy kan ñëw ñu ngi lay xaar Macky Sall mooy kan ñuy Dakar sa nday da ngay pare de waaw ñun dañu pare ñun ñëpp dañu pare suñu dëkk nañu bëgg même temps sax suñu nekkee fii Europe ñun suñu dëkk dañu bëgg waaw ñu ngi Europe waaye ci ñu bàyyi doomaram bi kanam gu xasoo ba fay di yàq suñu dëkk Macky Sall mooy kan Macky Sall mooy kan waaye ñu nekk naa ne fii seytaane boobu dugg di wax nii moo xanaa Macky Sall moo ko yónni na dakkanday mu génn fële mooy kan waaye yow ñun suñu dëkk moo ñu gënal waaye ñu ñooy kan dañu ñàpp seen tay suñu saaga Macky Sall duñ fa waaye suñu dëkk moo tax ñuy jóg waaw kon nañu noppi ma waaye asalaamaaleykum waay may dem jaajëf sa intervention am na solo voilà di leen xamal que ni ñu ngi jaajëfal waa front bi baax a baax bi yàggatul dara dañ koy transférer sur le terrain national waaw combat bi yàggatul dara comme ni ma leen ko doon waxee rek waaw di ngeen ko gis nag yàggatul dara bis bu ñu gàmmoo ba noppi bu boobaa ngeen di comprendre Macky Sall dootul nelaw te duñ ko may waaw dañ ko dul mayeti moom Macky Sall fu muy nelawee incha allahu taala Macky Sall moom na leen leeri na gaa ñëpp pare te moytu parparloo bi rek waaw nañu moytu parparloo bi xam nga bu ñu bëggee am ndam moytu parparloo bi waaw di doxal dëggu ci li ñuy def combat bi man toujours dama leen koy wax rek xare Badar 313 la ñu woon ñële 1000 la ñu woon te yàlla may na ndam jullit yi keroog ñu ngi lay siyaar Balla maa ngi lay bégg bu baax a baax bro. jaajëf tey sama waaj na nga def nag. sant bu wér akasa. nu mu demee nag affaire yi mbaa yaa ngi am jàmm rek. waaw ñu ngi am jàmm de xanaa di naqarlu ak rek waaw di naqarlu rek comme d'habitude. waaw naqar bi moom xam nga. metti na si ñëpp daal gars yi. képp ku nekk xam nga. di xeexal Sénégal rek sa waaye affaire yi moom bu demee nii faw mu naqari la. dëgg la. waaw dégg naa léegi benn waay ji dugg léegi di wax naan ay bu leen saaga ak affaire yooyu noonu genre affaire yooyu noonu waajooju waaw xam nga nit ki boo toggee fu sa taat di seddee. dëgg la. da ngay xam ni dara warul la. tiitoo ragaloo dara. ndax fay sedd ci yow moo tax. dëgg la de. moom nag da koo tal mais ñun taluñu ko. ndax Sénégalais yi ñoom xam nañ fi ñu jëm te duñu ay dof. comprendre nga ba tax na ñun dugg seen fii rafetlu wuñ ko. daanaka sax mën na ñàkk. waaw genre doomu aadama yooyu il faut ñuy wax ak ñoom te gis nga la prochaine fois dama la koy ñaan doom nday instant bi ñuy duggee leen gars yi war di arrêté wax leen seen bopp parce que liñ tal ñoom ñun taluñu ko woowuñu kenn nag ne kaay xeexal ñu quoi wala kaay xulool ñu comprendre nga li ma lay sigee. voilà très bien léegi nag dafa am benn affaire rek xam nga ci ay genre mbir yu gàtt rek yoo xam ne dama ci bëggoon waxtaan ak gars yi quoi ci wàllu woote gi woo gi ñuy woo nit ñi pour ñu mën di ñëw jàpp xam nga ci xeex gi ak woo gi ñuy woo jeunesse sénégalaise pour ñu mën xeex ci mbir mi ma wax rek benn mbir moo xamante ni xam nga ci tey bu doon ndam bu ñuy tonni wala ñuy wax loo xamante ni tey njëriñ la buy am Sénégal a ngi dox ki ci ëpp profit
du waa ji nekk extérieur gaa yi tukki yëpp nekk ci biti ñoom bu Sénégal di dox ñoom duñ ko yëg bu Sénégal méttee lañ koy yëg nañ ubbi suñu xel yi quoi te ñu waxtaan te borom xel yi laay waxtaanal man waxuma ak dof ñi nañ ubbi suñu xel yi tey boo déggee tey sénégalais bi nekk ci biti bu kaas jotee moom mooy njëkk a kaas bu xuloo jotee moom mooy njëkk a xuloo bu xeex jotee moom mooy njëkk a xeex wallahi comprendre nga li ma leen expliqué te dama lay wax benn affaire sénégalais bi nekk ci biti nañ waxante dëgg ndax sénégalais bi nekk ci biti extérieur di liggéey am ay bagage boppam ndax kooku dafa sonn kooku sonnul mais tamit sénégalais bi nekk ci biti dafa gore tey xam nañ ni vote moom bu desoon Sénégal tey votel président Macky Sall mu am deuxième tour bu desoon tey extérieur moom kenn waxatu ko moom boo moytul moom waxuma la bu troisième tour amee fa la jëm waxuma la deuxième tour comprendre nga li ma la expliqué kon li ñu war a bàyyi xel mooy benn mbir ñun ñii sénégalais yi nekk extérieur di kaas di jooyal suñu réew ñun dañoo xam mbir mi ndax dëgg li ciy dëgg dañ koo xam ñun ñu ngi toog ci li ñu war a toog ñun ñu ngi dem di dóori ji waar yor suñu teraanga yàlla di ñu dimbali macha allah kon ñun sonn nu barke Serigne Touba comprendre nga ña sonn di wut liggéey di wut liggéey guddeeg bëccëg te duñ ko gis ñun bokkuñu si fii dama la koy wax man fii ma nekk laa mën a seede dañ lay dàqee kër gi nga gën a dugg beneen kër dem liggéey ji kon fii am na gars yi fu ñu mën a jàpp kon woote gi dañuy wax dëgg yéen da ngeen baax rek sénégalais de l'extérieur yi ñoo baax rek ba pare am yërmande ci seen xol ba pare nag xam nga deretu gor buy daw si yow am na yoo xam ne doo ko mën doo mën di seetaan yenn yi ñoom ñàkk jom gi ñu àndal di dund ci alalu Sénégal te loolu amuñu ci benn kersa ñun orma bu mag lañ àndal ak loolu ba nga xamante ni daf ñuy metti mu ñuy jaral lii nit nag boo nekkee ci mbir mu jaral la dara yow mata ne yow rek yaa xam la loolu lu tax mu jaral la loolu du lu ñuy expliquer maanaam yëg-yëg la ñuy wax yëg-yëg lu ñuy expliquer ba ci sa jabar sax sa waay bu ñu la laajoon nan nga ko bëggee fan yëg-yëg bi fan lay jaar ci yow doo ko mun a wax sakantumaak nag sa réew wala ay deret wala affaire yooyu noonu comprendre nga léegi nag may wax ci ñi nga xamante ni mooy suñu compatriote nekkoon France di xeex foofu ak gars yi quoi dama leen di ñaan yàlla ñoom tamit benn moment ñun xam nañ ni ay jàmbaar lañ ñoom ay jàmbaar dëgg lañ comprendre nga da nga leen gis seen groupe bi xam nga ñaata lañ mëtuñu sax 15 boo moytuwul wala 20. ñi ñuy dem. am na ñuy rocceeku de njàmbaar wuy ma njàmbaar weesuwul loolu. lan léegi man pour man ñoom war nañu wàccee armée ci suuf xam nga lu tax. loolu àddina yëpp xam na ko xam nañ leen seen liggéey ñoom dañoo xeex ba jeex tàkk. comprendre nga kon ñoom gàcce ngalaama. affaire bi xoolal dañ leen di wax bravo. barke Serigne Touba. te ñiy moytu parce que tamit ñun bëgguñu ñoom ñu jóg fi. dëgg la. seen kilifa réew bu faalewul seen bakkan ñun faale nañ seen bakkan. ndax li tax ñu xamante ak ñoom mooy xeexal suñu réew. te dem nañ ba toll ci ñoom foo xamante ni tey bu ñu sañoon duñu leen ñàkk. kon gars yi nañ bàyyi xel seen taxawaay ak ñoom ñuy xeexal ñu xam ni benn moment nii du seen ragal du dara mais nañ moytu rek parce que ñun yéene wuñ leen dee. parce que Macky yéene na leen dee parce que moom rey leen. ak naan ndox mi du dara ci moom. du dara jaral na ko de jaral na ko de. moom du dara ci moom. mais ñun nag ndokk fa yàlla ba nga xamante ni ñun bëgguñu ñooñu dee te bëgg nañ ñooñu dund. beneen bi may wax jeunesse bi ñuy woo biir Sénégal saa su ne ñu bañ. ñu leen di woo ci xeex yeeg woo leen ci jàppale sénégalais jàppale patriotes yi ñu toog affaire yooyu noonu mbir mi bu metti di am yéen jeunesse sénégalais yéenee dugg nday kër maire yi dafa ñaan ji jabar ñu di dàq seen nday duñ leen may dara parce que yoroo leen. yaa ngi may dégg ku amul xëy amoo gont biir Sénégal yéen a ma gëm loolu mooy tëgginu Sénégal. mais bro gis nga man. jeunesse boobu moom man pour man. combat bi sax maire yi ñoo koy def. combat bi. waaw mais maire yi suñu yaay boo deful nang ñooy génn combat ko parce que xam nga jeunesse bi luñ tal. pas ñëpp nag parce que am na ña daan bañ ñi ngi bañ ba tey am na ay bañkat. mais dañoo néew. mais ñun ñi fi bàyyi grand xam nga ñun ñi fi bàyyi ñan ñoo ñu fi bàyyi ñun ñi fi bàyyi mooy ñi nga xamante ne dañoo toog ba pare di nga taate nag di sandiwaate ay xeer. ñoo ma tax di wax may ma tuuti may ma tuuti rek ma àggali si ñoom. bismillah. waaw xam nga ñooñu dafa am loo xamante ne il faut ñu xamal leen ko. benn daf ci am ay tranche dafa am ay nit yu nekk ci biir loolu mooy benn am na ci ñoo xamante ni dama lay wax benn affaire ba bañuy dee yaakaaruñu ci di dundee seen xëy di ko teralee seen ay waajur benn.
ñaar dama la koy wax ñaan gu metti guddeeg bëccëg di ko dundee yaakaar ne moom nga war a yoree njaboot ak fen gu metti dóor matto gudul jeex amoo benn gëm-gëmu àddina que ni yaqinu yow da nga war a liggéey pour teral sa bopp teral sa njaboot teral sa ay waajur kuy wax dëgg te nga bëgg dëgg da ngay ñaan yàlla fa ngay liggéeyee lew ci yow fa ngay jaamoo yàlla lem ci yow nga mun ko def sa bopp def ko ci sa njaboot mais nag tey lâcheté bi lii lâcheté bi mooy lii nii say xeexatoo say mbokk di la woo ci kaw dëgg nga leen di daw parce que li tax nga leen di daw lii rek la yomb na billaahi benn 45 000 bu ñu lay jox wala benn 50 000 bu ñu lay jox wala 50 euros bu ñu lay jox naan la waa demal dóor waa France yi ci yooyu nga yaakaar te gis nga doomu aadama yéen jeunesse sénégalais dama leen di woo ci lii booy xam leen ni surtout nag ñi nga xamante ni dañuy fëgg seen dënn di wax ni ay taalibe Serigne Touba laa ay murit laa ay jullit laa booy gëm leen seen bopp ngeen xam ne àdduna bii dafa am nu mu tëroo ak nu muy doxee yéen a ma gën a xam Sénégal nu mu méttee yéen pour ñu may leen fa jabar sax problème la parce que bu ñu leen yaakaar Sénégal ku ñu yaakaarul duñ la may jabar kon yéen seen cas moo gën a critique cas yëpp li ngeen mën a am nag mooy benn affaire am fi koo xamante ni dafa am gëm-gëmu liggéey ñàkk jariñu wecc gi ñu leen di jox ngeen di wàcc si terrain yi wala ngeen bañ di xeexal sénégalais yi jarul dara. non booy léegi dañoo ñàkk jom honnêtement quoi. comment nga mës ay booy yoo xamante ni boo seetloo 95% booy yi ay góor jigéen lañ ñoom ñëpp. koo ci gis fecc la tal ku ko ci doonul dégg nga ko. fecc la tal ak a manière ak a biiñu comprendre nga li may expliqué booy nag dama leen dox benn affaire loolu dafay jeex loolu bi yóbboo ngeen xam ko parce que du leen yóbbu fenn. lii dëgg loolu jaar armée par force rek mooy solution bi moom. 18 ans booy dañoo xalaat dem armée ñii dañoo xalaat dem armée ay ñoo xamante ni bu ñu solee jiin set wicc dañuy def. armée révolution bi dina ko imposer nag. révolution bi ñi xalaatuñu armée ñoo gën a ñàkk jom xalaatuñu armée foofu rek la ñuy toog. ku fi créé ti fecc ñu dóor la 2 ans de prison parce que tamit dañuy waxante dëgg quoi. réew moo xamante ni tey jii da ngay dem Chine keroog maa ngi gis benn vidéo benn xale bu am 5 ans yor ndaraan venteuse di ko dawal di job comprendre nga pendant ce temps jeunesse bi ñu ngi def ay xaw ma luñ koy waxatee ay challenge yi ay Snapchat xam nga di def yëfu góor jigéen yoo xam ne yow da nga koy xool da nga naan non mais ñii xanaa fooyewuñu ay lambi golo ku jug daanu non kaay moo la nag li leen dal xam nga la moo leen dal te ñun ñii daluñu nag moo wax la ko mooy problème 1960 bi ba léegi moo fi nekk jox leen garab yoo xamante ni mënatuñu yeewu te ñun dama la koy wax dañoo génn Sénégal xam lii doxal réew mooy liggéey ak am jom ñun kenn mënatuñu nax moo tax foo waxee ñu ne la fu président daanoo bi Sénégal la kan moo ko daanal ñu nekk ci biti dama lay wax benn affaire xeex bii ngeen jàpp leen ci da ngeen xam ne mooy dëgg inshallah ñaari mbir nag moo ci am dama lay wax benn affaire ñi ànd ak nguur ñëpp ba mu daj barki Cheikhul Khadim tey koo fi tegoon teg kaamil teg ci loxoom ne ko ndax yow dundewoo alalu Sénégal sañu ko ci teg te yéen ñii barki Serigne Bamba yéen ñi nekk extérieur yëpp di xeex fu ñu leen ko tegaloon kaamil sax ngeen ko waat te man pour man gor gu nekk nag ci kaw àdduna loolu nga war a góorgóorloo ci sa bopp di lekk lu la lew di jël lu la lew barki Serigne billaay tey wax dëgg kon yéen kenn gënu leen gore kenn gënu leen gore kenn gënu leen a am fulla coow li nag mooy benn affaire gëm-gëm bi ngeen am lu baax moom maa leen ko wax bu ngeen seetloo ba ci temps yonent yi ba ci xeexu Badar yeeg lu nekk ci àddina doomu aadama yi ñi bëgg lu baax saa su ne dañ cey néew mais dama lay wax mujjën tëng yàlla sunu borom mooy teg loxo ca loolu dëgg la de laay walaay dëgg gu wér gëm-gëm bi nag dama lay wax benn affaire nit ki suy gëmantu sax yàlla du ko faale nit da ngay gëm dara am ci yaqin goo xamante ni kenn mun la ko wax wallahi loolu noonu la war a demee pour ñëpp gaa yi si gaañu si xeex bi ñu ngi leen di masaw ñoom ñëpp yàlla leen yàlla defal jàmm combat bi ñu nekk nii buñ ciy doon benn sax te muy dëgg gaa yi nañ ci jàpp bu kenn bàyyi dara li bon mooy ngeen nekk conteneeru nit ba pare ci kaw fen dëgg la de am ay défaillance te yéen leer na leen ni yéen ci li ngeen nekk nii yëpp dëgg la kenn fayu leen kenn defu leen dara billahi wallahi ñooy jël suñu Sénégalais lu muy liggéey lu baax rek Sénégalais lu muy bëgg di liggéey nit ñi di ko dégg muy coow rek boobu am na la rax ci suuf mais fu mu méttee ñu bëgg génne kàddu dëgg yombatul
gëm leen seen bopp kilifa yaa ngi Sénégal ay kilifa yu mag mu jaral leen àdduna jaral leen ay fen ñoom ñëpp ay fenkat lañ ñoom ñëpp kenn du ci waxkatu dëgg li Sénégal di daj ñoom ñoo ko gis gën ko xam ñëpp kenn wax ko ci ñooñu lan lañ la mën a yedd wala ñooñu lan lañ la mën a yeddee wala ñu wax la ko ëllëg yowmal xiyaam nga taxaw yàlla suñu borom ñoom ñu taxaw nga am ci gàcce du am barki Cheikhul Khadim amul ñaari dëgg benn dëgg rek a am gëm nañ gëm suñu bopp jàpp ci liñ jàpp gëm lañu gëm xale boobu nag may gis bu dee Babacar Sall est en ligne bu dee mën na def invitation ñëpp ñu jeunesse bi ñu am moom franchement man gëm naa ni jeunesse bi li ñëw ëllëg moo leen di gën parce que jeunesse boobu am nañ chance u révolution bi peut-être dina leen jiitu waaw révolution bi dina leen mais jeunesse bi di Snapchat di def concours fecc yu ñàkk fayda yoo xamante ne booy lépp leen yomb ci ay WhatsApp ay messenger la ñuy doxaanee léegi xale yi ci la ñuy doxaanee pour te dire que ni formation doxaan sax ci jëmmi boppam ngeen baal ma mais dafa ute sax dëgg la ku nekk ak sa génération mais booy yi góorgóorlu wuñu génération bii nii billaahi góorgóorlu wuñu ah ay xale yu ndaw ah di sol yëre yu xat dégage acca ah mës nañ koo gis ñu xool bi keneen ba xam c'est inadmissible Cheikh Ba génnal nga dugaat parce que affaire bi dafa bañ c'est inadmissible li xew révolution bi moom comme li ma ko waxee sànq rek suñu yaay yi maire yi boo deful nank ñooy jiitu sax parce que ay boy yu damm waay c'est pas possible quoi non c'est pas sur Messenger hein. allo waaw ñu ngi lay ziar. waa Galsen dolli ziar. waa ñu ngi lay bëggee. di rafetlu liggéey bi. mais Galsen bu ñu waxantee dëgg. yi nga Sénégal dafa am lu ñu war a bàyyi. koo ci wax mu ne la xeex bi te kuñ ci woo ci xeex bi nga daw. kuñ ci woo ci xeex bi nga daw man France laa nekk man li am démb la xaw ma kañ. j'étais même pas au courant xam nga nañu bàyyi gis nga ay benn imaginer rek yëfu lâche yooyu noonu plus de 4 ou 5 personnes nga sekk benn jigéen nga ne da nga koy néewal doole. man maa faralul nday Macky Sall ku bëgg na ma ñëw dóor man ma juddoo nday Grand F man ba ma juddoo ba léegi sama ndong bi musul laal suuf ku bëgg na ñëw dóor ma man. nañu bàyyi seen affaire de lâche yooyu benn 50 euros 100 euros tax ngay jàpp sa moromu sénégalais mu nekk jigéen sax en plus nga naan da nga koy néewal doole. seen yooyu ñuy def noonu na fa yem gis nga ay ñoom Youssou Ndour xaw ma c'est pas quoi ay ñoom Maam Góor Jazaaka affaire yooyu noonu ñoom Mambay ñaa yu duggoon nday Grand F dafa fekk gaynde yëpp génn ñu dugg. dafa fekk gaynde yi génn ñun Grand F la ñu juddoo fa lañ yaroo. te musuñu sax votel Khalifa Sall te ñaari kër a dox suñu diggante ak moom gis nga politique conviction la yaay xool ki la neex nga dem votel ko ñun Macky Sall erreur lañ def dañ koy accepter ñun ñëpp ñoo def suñu erreur ñoo ko sànni suñu carte mu nekk suñu président ba pare di ñu teg loo xamante ni loolu moom ñàkk xam la woon mais nag dina dem ba nga xamante ni nag sorti wam Sénégal sorti wam mooy président bi nga xamante ni mooy am le plus vilain sorti du Sénégal. da ngay dëggal samay wax de. lu leer laa lay wax man Galsen maa la ko wax man Leandro laa tudd ragalu ba ku ma fekk ci suba suma kër. nëbba tuuma. France laa dëkk waa APR yooyu di wax yooyu yëpp dinañ xam ni man du ma góor jigéen ku bëgg ma jox la sama adresse ku bëgg na ma jël inbox ma jox ko suma adresse mu ñëw suma kër mu xool. jarul sax xam nga wax ñëw sama kër sax mooy moom deena rek na ma jox rendez-vous xam nga nañ bàyyi seen yooyu gis nga affaire bi xeex bi na nekk loyal rek voilà ñoom ñu teg ko ci yoon ñun ñoo moom suñu bopp ñun ñoo moom suñu Sénégal kenn moomu ko ñun ñoo ko moom ça nous appartient xam nga nañu jël xeex bi ñu teg ko ci loyauté
xam nga ñu dem voté bu nekkee Macky Sall moo mérité nekkaat président Sénégal mu mérité ko problème am la mais ñun duñ ko votel man P du ma ko votel man j'ai déjà ma carte votelu ma ko mais nag problème bi mooy buñ fi nekk di ñu andil ay guerre fii buñ buggee guerre bi rek guerre bi xoola ñun duñ ci daw duñ ci dellu ginnaaw te wax ji pour mu jeex nañ génnee Ndeye Assane Diouf buñ tëj ci kaso bi si rien du tout bañ koy tëj dañu waxoon lu leer dañu waxoon ni dañ koy sàmm dañ kaaraangeem lañ doon sàmm lañ waxoon bañ koy tëj tey ñu ñëw di ñu andil leneen Assane Diouf buñ ko tëjee ci ay saaga Moustapha Cissé Lo dañuy Dakar ndeyam ci kaso bi bu ñu kenn sonal fii nii gis nga fii Sénégal la ñun ñëpp xamante nañu fii ñu fiy ragal xam nañ leen ñu fi dul ragal xam nañ leen ay Moustapha Cissé Lo yooyu noonu xëy na Sénégal la ñuy nekk di guux seeni lex di bandilu voilà moomu ñu nañu bàyyi ñun ñëpp ku nekk librement ñun ñoo moom suñu bopp ay citoyen lañ ñun ñooy fay suñuy impôt ñun ñooy yëkkati suñu xaalis fii nii chaque weer di ko yónnee biir Sénégal TVA bi ñoom dañ koy récupérer ñëw tegal ñu benn bilan boo xamante ni loo ñuy wax lan la ñu mën a wax ci bilan boo xamante ni dañuy wax ay kii Ila Touba ñun ñëpp ay murit lañu Ila Touba bi murit yi ñoo koy financé parce que murit yee ci jaar di fay seen xaalis buñ ñu sonal gis nga Sénégal ñoom mun nañ def lu leen neex foofu noonu lay yem Sénégal man de Galsen man maa la ko wax tey Leandro jàppal li ma lay wax nii maa ngi waajal damay dem Sénégal te dinaa seeti Assane Diouf te xola dinaa la ko jox yow seeti bi dinaa la ko jox nga déglu ko ñun ragaluñu lu ñuy def bu fekkee du yooyu la ay tëj kasoog ay affaires yooyu ñun on en a rien à foutre. voilà nañu jël affaire yi ñu teg ko ci yoon seen affaire u ragal yooyu ñuy def ñu bàyyi ko parce que ñëw fii dem di fekk ay jigéen nañ ku de nañ buñ ñemee kay nañ dem fekk Galsen wala ñëw fekk Leandro ñu néewal ko doole boobu la ñuy nangu mais tim ay jigéen ngeen sawaay gis nga góor da ngay nekk góor quoi non parce que Sénégal problème bi mooy woy boobu gars yi di woy noonu na góore bi naka gars yi utiliser na góoree nañ bàyyi seen affaire góor jigéen ñiy def ñemewuñu te gars yi liveurs yi tamit Galsen gars yi nekk ci réseaux sociaux yi di live nañu bàyyi toog koo ci toogal mu naan la Assane Diouf nangam sangam xeex bi dafa jot ñoom ñi di wax ñëpp ñu ngeeg seen i këyit nañu wàcc dem teewlu ko dafa war a génn ci kaso bi voilà wax ji loolu la wax ji nekkul toog nii di wax parce que Macky Sall bu ñu toogee nii di wax ba suba billaahi duñu wàcc daf ñoo yëg te duñu wàcc problème bi mooy nag xoolal dañuy ñëw ñu jaaxaarloo moom bu ñuy rey mu rey ñu damaa dee ndax sama dëkk kay loolu rek doy na wëy dañuy waxante dëgg man ñun on en a rien à foutre comme Macky Sall nekk fii di ñu sonal nii di ñu jéem a menacer ku wax 1 2 3 mu naan waa ñii di nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ñun saagawuñu ko dëgg lañ koy wax saagawuñu ko de man de du ma ko saaga mais dëgg laa koy wax dëgg bi da koy dégg et képp kuy apériste nag boo xam ne da la métti jël ma inbox y a pas de galère nga ñëw après waree fa mais gis nga problème bi mooy bu ñu amee suñu président la ñoo ko fal mooy lekk suñu xaalis suñu palais la dëkk suñu essence lay dawal suñu oto lay tëdd suñu avion lay dawal kon nag bu ñu amee lu ñu naqari ci moom dañ ko koy wax voilà li mu yor moomu ko na xalaat ni li mu yor moomu ko parce que man damay ñaawlu sax des fois gars yi nga xamante ni fondation Marème Faye Sall daf leen di dimbali ñuy taxaw di tagg naan waaw yow sax xaalis lañ la delloo Marème Faye Sall bu la dimbalee sax xaalis lañ la delloo waree fa xam nga mais gars yi fi la ñuy nekk sénégalais moo garaaw quoi koo si may 1 euro mu taggal la say maam nañ bàyyi loolu ay boo yoo xamante ni bu ñu xëy 5 heures du matin la ñuy tëdd yeewu 1 heure ba pare bugg naan dañuy defar réew wax yow non rien à foutre de ça nañ arrêté nañ jël combat bi xam nga ñu teg ko ci loyauté quoi ñu bàyyi wax ji ku nekk xam nga nga teg ko ci li fi nga ko war a teg rek affaire bi du ay ragal ñun duñu sax ñoo xam man fu tiit di nekk ci nit sax laa xamul fan la xaw ma ko nañ bàyyi yooyu mais Galsen maa ngi lay ziar maa ngi lay bëggee yow moom dama lay déglu saa su ne tey laa mos a dugg ci sa live parce que nekk nga nit boo xamante ni man waxuma sax kàddu yi ngay wax mais man su ma la dégloo nii rek day am fu may yóbbu man maa ko xam parce que nit tamit doo ko tàgg ba mu ëpp sax mais am na yoo xamante ni gis nga nitu dëgg gis nga am na benn nit boo xamante ni soldaaru Assane Diouf la
benn yoon laa ko mos a déglu mu nekk suma doomu ndey ba léegi muy Lion Noir dama ko déglu rek mu nekk suma doomu ndey parce que nitu dëgg boo koy déglu xam nga boo koy déglu rek da ngay xam ne kii dëgg lay wax mais gars yi nañ bàyyi tappale bi quoi nañ bàyyi ay ñëw fii guuxal lex xam nga après koo ci woo ci rukk mu daw nañ bàyyi loolu non nañ bàyyi loolu xam nga des fois xam nga Galsen xam nga lu si gën a garaaw mooy gars yi dañuy xam nga dañuy taxaw fi waaw xeex bi koo ci dugal ci rukk mu daw xam nga nañ bàyyi loolu nañ bàyyi ruux bi quoi affaire bi du ay affaire de ragal ñun Macky Sall bul wax dara yow man heure boo ma soxlaa jël ma si suuf yaa ma gën a xam man du ma ragal boobu noonu man Grand Yoff laa juddoo laa yaroo man du ma tiit xaw ma sa fu tiit yi nekk si nit nañu bàyyi rek gars yi ñuy saraxe quoi saraxe bi la ñuy war a bàyyi comme jigéen yooyu ñu saraxe démb nañ bàyyi saraxe bi jaajëf maa lay bëggee nag di rafetlu sa liggéey bu baax waaw Leandro ñu ngi koy jëfal bu wér a wér ñu ngi koy jaajëfal bu wér ñu xool ba xam baram mu ngi ci ligne bi allo. waaw ñu ngi lay ziar sama sister. mon frère de cœur du dañ. loo ne nag mën naa la. jaajëf maa lay dégg lu bari. maa la gën a bég naka bébé mbaa mi ngi ci jàmm ak njaboot gi rek. waaw mu ngi ci di lakkale rek ñu ngi ci di lakkale. de bàyyi sama doom alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax donc mooy nuyu ñi seetaan ñëpp di masaw aussi ñi nga xam ne ñoo nekk côté de Paris ak li nga xam ne dal na leen quoi jombul kenn li leen dal jombul kenn ndax man mi nekk fii nii sax mën nañ fee wàcc def ma ko def ko keneen ak keneen waaye loolu lépp bu amee rek sénégalais yi li nga ko waxee sànq ñoom ñoo solidaire ñun sénégalais dañ lay ruux ba nga dugg wala ñu pousse ba nga dugg ñu arrière nank sénégalais moo mel noonu sénégalais moo soxor sénégalais moo seytaane sénégalais moo mën a fen sénégalais moo mën a tas kër taxol bu dara dese lu jaayante mu rocceeku nank te loolu la ñu war a bàyyi li ñu war a bàyyi dafa bari gis nga Macky Sall nag no muñ te xam ne moom moo bindoo ni sabar moo bindoo ni mënd dinañ ko tëggee ni sabar moom mooy président boo xamante ne nii moom dong lañ fiy saaga mooy président boo xamante ni moo fi gën a ñàkk fayda mooy président boo xamante ni moo fi gën a ñàkk wërsëg mooy président boo xamante ni moo fi gën a ñàkk classe ba ma juddoo ba léegi président moo ci gis ni boo amul classe ak mooy da ngaa télé ñàkk classe gi rek télé gi weesuwul loolu télé gi moom dafa am fit te ñeme tey doore mais na génne Assane Diouf léegi carte gi leer waaye comme dugal na Assane Diouf la Assane waxoon rek Baye Fall yaa ngi fi Baye Fall yaa ngi fi yaa ngi ñu def laaj ñu dal ci koom te mu mënu ci dara ay jigéen lañ ñuy carte ay jigéen lañ ñuy ci mën dara anu bàyyi seen affaire fii de xamante nañ moom xam nañ ne maa ngi dal seen kaw président te munuñ ci dara voilà diplomatie rek xamante nañ daal sàcc xam na kër am xaj merci beaucoup golo xam na sàcc xam na kër am xaj loolu la demee nag jàpp leen ba ñuy wëddi dóore seen dóore gi nan ko baax moom ñu nday nit ñi ba jàpp ni ngi di leen dóor ak di leen kar def nañ ko majee jóor mu neex ñu def ko ñoom mam seen dinañ ko defaat keneen ndax sénégalais yi ñoo solidaire sénégalais yi ñoo lay seetaan ñu lay rey ñu di la seetaan voilà voilà il faut ñu arrêté loolu bu ñu gisee ku ñu néewal doole ñëpp génn takk ba mel ni kénkiliba voilà delloo ziar si sa nday asa ñu takk ba mel ni kénkiliba jàmmal la ko ñoom mais tant que ñu ngi dóor ñuy arrière di daw xoolal ñoom jàpp nañ nooy neex dootuñu ko bàyyi après si tant que ñu ngi dóor te kenn taxaw wax kenn taxaw fayu barke Seydina Mohamed jàpp nañu nooy neex xoolal fu ñu dajee Sénégal dañ leen dóor bañ mel ni tige dege te kenn du ci wax nañ dem rek Macky Sall moom ku toomee raame la maa ko may boobu dooga ko man dama ne woon bàyyi naa saaga waaye ma ñamal ko boobu ku ñàkk dom la non boobu kay dafa léger sax boobu dafa xiis la ñun ay léwal lañ koy may de ay léwal lañ koy xel Macky Sall mooy loolu de ay léwal lañ koy xellil ñu xool dernière intervention ñu doo xool ba xam dina duggam déet ñu ngi ziar ñëpp nag ñu ngi ziar ñëpp di leen xamal que ni nañu jaaju nañu gën a jaaju ñëpp voilà bañ a compter nag ci jeunesse boobu ñuy wax jeunesse Snapchat ay jeunesse yoo xamante ne fecc bu génn pour nit ñuy ree di man yooyu mooy ku ma ko partagé sax duma ko seetaan waaw ñàkk fayda weesuwul di ut buzz ci ay fecc yu ñàkk fayda tey Sénégal nekk ci besoin nekk ci foo xamante ne tey dañoo war a jihaat laa wax maa tey nag bu leen neexee ngeen ne terroriste laa maa tey man ragaluma li may wax ay terroriste laa ak yooyu ñoon mooy loolu bu dee woote jihaat mooy terroriste laa
waaw imam Khalifa Ababacar Ndiaye dugg na fii sama live démontrer leen carrément que ni ñun xeex bi ñuy xeex jihaad fa yàlla la jihaad fa yàlla la waaw ñun ay martyr lañu ay martyr lañu ndax li xew nii tey dañu nekk di sauver ay vie te yàlla nee na lépp loo xamante ne dala nar a lor dagan na pour nga dal ci kaw loolee donte fekkee da nga koy rey déggoo ma de loolu la yàlla santaane lu la nar a lor lépp loo xam ne daf la nar a lor rek am nga sañ-sañ dal ci kaw loolu waaw loo sam rek mënoo dugg Cheikh Ba ñu xoolaat Cheikh Ba ba xam waaw la gars yi mooy loolu quoi man ñooñu moom dootuma leen déglu ñiy taxaw ay dem leen liggéey ak man maa ngi xëy sama liggéey bopp laa yor du ma yeewu ba dem naan kenn may ma joxe dépense wala may ma fay sama courant wax dëgg yàlla voilà yooyu moom da ngeen koy téye quoi ñu ngi liggéey ñu ngi xëy point barre ñu ngi lay ziar